jërë ngeen jëf mbokk yi ci teewlu bi baatu ñaamul baat Walfadjri mu yemook alxamis juróom-benni fan ci weerum février atum ñaar fukk mu di 2020 ni ñu koy defee alxamis bu jot nag ci waxtu wi ñu dalal fi ñu nga xam ne ràññee nañ leen lool ca wàll ga ñuy yëngatu tey ñu tànn itam wàllum actualité waxtaane ko rawatina yenn ci ay xayma yu nga xam ne rek def nañ ko ay rapport ay lëñbët waaye nag bañ ca noppee itam am na loo xam ne en tout cas moo ci tukkee askan wi ku ci nekk war koo xam ba tax tey ñu dalal fi ki la di Mody Niang nekk itam koo xam ne ràññee nañ ko lool rawatina ca liggéey ca la muy yëngutu mu di saa su nekk di yëkkatee kàddu di wax ci li nga xam ne moo ñor askan wi wala itam seen alal fi ñu ko war a dugal ak yu ni mel ñu dalal ko fi doyen Mody Niang ginnaaw bu ñu la nuyoo ñu bàyyi la nga nuyoo ñu lay déglu. bon Issa maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu waa kër gi di nuyu auditeurs yi ñuy déglu di nuyu Sénégal gépp. waaw niñ koy faral di defee nag auditeurs yi yàgg nañuy dégg Mody Niang yàgg di ko gis des fois ci réaction yooyu mais tey dañuy soxlaa xam réellement ci wàllum portrait buñ doon laajtee kan mooy Mody Niang loolu leen tontu. li may njëkk a wax. danay wax ne Mody Niang ab taalibe la rek bon bref jàngalekat la man. maa ngi jeexale sama njàngale inspecteur de l'enseignement élémentaire mais maa ngi tàmbalee ci enseignement primaire njàngale mi ci suuf comme ni ñu koy waxee ñu ngi ma njëkk affecté Ndiaganiao comme instituteur adjoint parce que booba dama nekk Ndar première mu metti lool xam nga externat boo ci nekkee ma nekkoon na sama mag ñu affecté ko Thiès donc ma ñëw Thiès je trouve des amis qui sont dans un centre de formation pédagogique apparemment c'est bon voilà je suis rentré c'est parti comme ça et mon premier poste d'affectation c'était Ndiaganiao j'ai fait 3 ans et je précise ici que j'ai passé dans ce village-là les 3 plus belles années de ma carrière. Ndiaganiao. Oui. dëkk séeréer. Aujourd'hui encore j'entretiens d'excellentes relations aussi bien qu'avec mes anciens élèves que leurs parents qui sont encore en vie. Alors, j'ai quitté ensuite l'école primaire parce que je me suis présenté une fois titulaire de ce qu'on appelle le certificat d'aptitude pédagogique, qui était un diplôme de référence à l'époque, à l'école primaire. Je me suis présenté au concours de recrutement des élèves maîtres, des élèves de professeurs de collège, voilà, à l'école normale supérieure. C'était en octobre 69. J'ai réussi, heureusement, j'ai fait 2 ans et je suis affecté à Foundiougne comme professeur de collège. kon jamono ñi ñuy jël indépendance ci nga tàmbali jàngale. bi ñuy jël voilà 63. 63 j'étais affecté en octobre 63 à Ndiaganiao. tey ci wàllum bu ñu gënee arrière tuuti sax kooki nga dëkk. waaw man nag moom. man kooki laa dëkk booy waxee moo tax nii dama naan man kaw laa. kooki maa ngi dëkk ca kooki wax dëgg yàlla. un village à qui je dois tout dëkk bu ma fonkal bu ma teg ca kaw wax dëgg yàlla kooki laa dëkk. fan yi sax bëgg naa faa def. tey njàngale moom nga xam ne def nga ko nekk na lu nit ñi admiré woon gis nañu sax ñu baree bari en tout cas ci ñu siiw lool ci réew mi ci jàngale ca la ñu dooree naka nga ko mën a gisee ak njàngaleem léegi ba nga ciy dugg xëy na passion la woon. waaw xam nga ba moo ciy dugg mënoon naa lu ma neex def mënoon na maa nekk infirmier mënoon na maa dugg ci administration mënoon na maa nekk man maat tànnal sa njàngale dama ko ci rek mu neex ma li ma ko tax a neex mooy tax dafa am ci maître yi ñu ma ci jàngaloon kenn ku ma ci jàppoon mu xaw ma marqué ñu naan ko Mané Mamadou Lamine un excellent enseignant ku mën a jàngale Sylvie Toirkal moo ma tax a bëgg enseignement de sorte que bi ma demee pour hésiter ndax damay continuer sama premier rôle damay kii ma tànn enseignement jàpp naa ni jàngale mu njëkk ma nag léegi quand même mu wute na boo ko gudd gis nga sama élèves yooyu ma la Ndiaganiao ma yoroon leen CM1 ba CM1 dama doon weccenteeg ñoom ay bataaxal daana ci am ñoo xam ne dinañ ma bind bataaxal boo xam ne danga ko xool ba mu jeex doo ci gisu faute CM1 leen waaw te léegi tubaarkàlla am na loo xam ne ñi moo ma ko wax
sur ce plan la njàngale mi am na coppiku bu wér a wér na mu daan demee c'est vrai que li ko indi lépp bari na ma ne su ko fee waxtaan bari na trop waaye njàngale mu njëkk ma daal wuute na ak njàngale mi jàngale yu njëkk ya wuute na ak jàngale kat tey jamono soppiku jamono bu lépp soppikoo nu mu tuddati nga topp ci. mais ñu xëy gis Mody Niang muy bind ci wàllum doxinu réew mi fan la idée bi jógee ba tax nga jël sa xalima ngir bind ci li nga xam ne moom la ñuy gérer réewum Sénégal. loolu nag lu jafe woon la xam nga kañ laa njëkk a bind. biñ defee sama formation de professeur de collège école normale supérieure. dañoo woon professeur de lettres Madior Diouf. bu am xam-xam bu compétent li muy def amu ciy caaxaan mu marqué ma vraiment am naa lu ma jàng ci moom professeur Madior Diouf ba nu génnee mu bind bataaxal maanaam bëgg ko cee delloo njukkal waaw bataaxal ba ma yónnee ko ba tudd Soleil xaw ma Dakar nangam xaw ma nu mu tuddati fàtte naa tur wa laa ko yónnee waaye ba tey kenn génnewu foofu laa njëkk a bindee. bataaxal ba génnul. bataaxal ba c'est boori 1972 73. génnewuñ ko ba ca loola topp fi ma tàmbalee bind mooy benn journal boo xam ni Mamadou Dia ak waa PIT ñoo ko créé woon. ñoo naan ko ànd soppi muy journal bu baax a baax hebdomadaire par semaine la daan génn. par semaine. foofa laa commencé moom daal kii dafa maa yàgg a neex damaa réew mi ni muy doxee dafa maa teel a dama cee teel a jublu daal. mel ni naqar bi moo ci ëpp. moom wax dëgg yàlla nag day naqar bi nag am na ci moom. ndax gis Mody Niang mu bind tàgg ci jafe na trop quand même ci lu nga xam ne lu positif la. ça dépend ji nga moo gisee lu positif ma tàgg am nañu naan ma. am na ñuy dem sax ba naan ma damaa bañ Wàdd damaa bañ Macky may dalal xelu ñooñu man du ma bañ nit parce que julli la teg sama bopp xam nga lu muy bañ ci nit doxalin wa parce que Wàdd dafa nekk ci opposition pendant ñaar fukki at ak juróom-benn lu ne mu yekk ko waa parti social lu ne mu dig leen ko lu ne mu dig bu ngeen ma joxee danaa nangam 19 mars 2000 Sénégal gépp jox ko Sénégal mu ñëw bu ne woon penku lay jëm mu jëm sow la PS daan def mu leen koy këbin la muy def raw ko fop. waaw Wàdd moom est-ce que tanewul régime yi nga xam ne ñoo ko fi jiitu. ñoo ko fi man day wax dëgg yàlla. bu ma doon danaa dem ba xam naa bu ma ko waxee léeg-léeg. damay dem ba yàgg ma xaw a regretter ndax lim yàq xam nga nit doo ko dindi rek kii da nga war a dindi teg fa lu ko gën mais Wàdd dafa yàq ci réew mi lu bare maanaam doxalin wu ñaaw moom parti socialiste def nañ ko ñeent fukki at ay ak ñuy njublang di jël xaalis di nangam et cetera waaye nañ ko doon defee ba tey moo gën a woyof ni ko ñoom Wàdd di doon defee parce que ñoom loo leen mën a wax ba ñuy dem bàyyi nañu fi ab administration bu baax a baax ab fonction publique bu baax a baax. Wàdd bàyyi na fa infrastructure. dégg loolu la ba mu ñëwee lépp da ko yàq Wàdd bon léegi nag boo waxee nit ñi ñu ne infrastructure Macky it boo waxee ñun infrastructure d'accord mënoo ñëw réew mi jox la seen kàddu dénk la réew mi fab alali réew mi jox la mooy maanaam li ñu budget nga toog doo bañ a def dara da nga def Ablaye Wade def na li ñu naan ay tali ay nangam waaye buñ ma ko waxee toujours dama naan def nañu waaye gis nga ñoom li yàq seen ki mooy surfacturation seen liggéey muy Macky muy Ablaye Wade. jëndee juróom ne fukk nga jëndee. maanaam loo war a defee fukk nga ni defee naa ko ñaar fukk loolu moo gën a yàq seen liggéey te liggéey ba dañ ciy boole li ñuy wax politique politicienne léeg-léeg la ñuy def fañ koy def duñ ko fañ ko fa war a defee du waxtu wañ ko fa war a defee nañ ko fay defee du doon noonu te buñ ko defee buñ ne la fanweer daa ci defuñu ci fukk ak juróom
moo tax bu ma nit ñi waxee naa leen néew ma leen defuñu def nañu waaye loolu laa la bëgg wax. ñëpp a yam ñi nga xam ne ñoo fi jot a jaar ku ci nekk am na ay lënt yoo xam ne def na ko ñi fi jot a jaar li ma bëgg a wax bu may wax toujours. Senghor nguuram moo tane woon nguur ak Abdou Diouf. Abdou Diouf a tane Wade ak Macky moom mën nañoo ànd 6 ak 9 moom parce que Wade da koo nàmpal juróom-ñetti at feral ko mu jël ci moom jikko yu bari Macky doxalinam ak doxalinu Wade bariwul lu leen wutale. kon kañ la ñuy am président bi Mody Niang bëgg ci kan lañ ko mën a gis. loolu mi ngi dépendre ci peuple bi ci xeet wi la dépendre ñu xam seen bopp xam ñooy kan parce que yàlla dafa noo jagle nun loo xam ne di jaglewu ko malaaka jaglewu ko jinne jaglewu ko bàyyi ma nun rekk la nun doomu aadama mooy xel nu war koo jëriñoo damaa dem ba jàpp ne lu jëm ci politique Sénégal yi duñ jëriñoo loolu seen xel parce que dañoo bàyyandiku rek bu ma la mënee jox exemple ku mel ni Macky Sall bi ñu ko daan fal li mu digg lépp amuñu jotu jaar ca Abdoulaye Wade li mu def baaxut nangam bu ma ñëwee guerre danaa ko fi jëlee bu ma ñëwee danaa fi jëlee bu ma ñëwee danaa nit ñëpp wóolu ko fab sunu kàddu jox ko 65% mu ñëw ñu jox ko budget tey mi ngi ak budget 4000 nu mu tudd milliards ñeenti junniy milliards mi ngi ak moom mais boo seetee juróom-ñetti atam yi Macky di fu ma dara bañu ma ko yàlla xam na ko. boo seetee juróom-ñetti ñenn ñi moom du lu ñuy wax ma ne ñenn ñi moom du lu ñuy wax ndax ñi nga xam ne ñoo ko faral sax gis nañ li nga xam ne moom la ñuy bind des fois ci yow. dama ne bu diggee fukk deful juróom-ñettee deful juróom moo tax bi ko nit ñi falaatee man jaaxaloon na ma moo tax ma desee ba tey ma Sénégalais des na ñi nga xam ne ñoo nekk tudde seen bopp ay parti d'opposition ak société civile am nañ liggéey bu ñu war a liggéey boo xam ne mi ngi jëm ci xeet wi nga xam ne jànguñu xeet wi nga xam ne seen xalaat àggul fenn fa parce que toujours jàpp naa ne dañ leen di nax. ñu gis tey beneen liggéey boo xam ne sax yéen a ngi ciy jéem mu di fexe ba yenn ci scandale mu génn ñu gis livre boo xam ne Pape Alé Niang publié na ko livre bi nag di wax ci ni ñu yoree kudd scandale au cœur de l'État donc loolu tey ñu gis ci dossier wu kudd bu nga xam ne daanaka sax moo nekk ci livre bi yëpp. yow nga préfacé ko maanaam bind ci livre boobule nga xam ne moom la Pape Alé Niang daal di fësal sa tur nekk ci biir lan moo waral d'abord nga nangu préfacé livre bu ni mel ak li ci nekk yëpp ci ay scandale. lan moo tax ma préparé ko. Pape Alé day xale boo xam ne bii bu am ak wegeel ci man tonton rek damay wax ma seetlu ci moom aussi ak njàmbaar goo xam ne gi wax dëgg yàlla moom danaa ko séenu ni muy def danaa ko séenu ci journaliste yàlla jëmale ko di gëstu ci li ñu tuddee bonne gouvernance doxalinu réew ni ñuy doxale réew kooku Pape Alé yàlla da ko ci jëmale te man doxalul réew moomu moo ma sa nekk sama yiite mu yor gis nga ko émission bi chronique am yéeg nangam te dafa mën a fàttali lu am solo dafa yor ay audioom diw de yaa ni foon nangam teg ko ne lu muy def léegi teg ko lu muy def léegi et cetera di wane ne ñii wax dëgg yàlla dañ noo desee fonk parce que lañ ñuy doon wax ak li ñuy def du doon benn di gëstu ay njombe li ñu tudd ay scandale fu mu nekk ak yooyu pour di ko fésal nit ñëpp xam ko ma Samba xam ko ma Demba xam ko loolu mooy rôle journaliste ma gis ci moom fit ak fulla ak fayda liggéey boobu indil koy jafe-jafe muy dem fii ñu jële ko fa mu dem fii mu jële ko fa waaye mu teewul mu ànd ak fullaam ak faydaam na mu doon liggéey mu di ko liggéey xelam dem ci livre bi mu xel xam nga lu tax mu d'abord am na yëg ci man ensuite livre bi mi ngi ko sukkandi ci benn dossier bu jóge ci OFNAC te OFNAC def naa fay ay weer lu mat fukki weer ak juróom nekk naa ko fa
ci wetu Nafi Ngom Keïta. wetu Nafi Ngom Keïta soog a démissionné. am na yooyu muy wax am na yu ma ca xam ak yeneen bu bari wut it am na yu ma ci xam mu jàpp ne war na maa mën a préfacer livre bi ba ma gisee livre ba it ma nangu ko ak mbégte bu baax a baax préfacer ko parce que lu mel noonu le journaliste war a def yëpp journaliste d'investigation yu bëree bëri waroon nañoo génn tey ay livre parce que li nekk ci njombe ci réew mi jéggi na dayo mais yéen ngeen tànn ci benn rek mu di COUD lu waral COUD centre des œuvres universitaires de Dakar. bul ne yéen ngeen tànn ci neel mu tànn ci. waaw mu tànn ci mais livre bi tey. waaw COUD rek lañ ciy gën a gis ci biir livre bi nga xam ne moom la bind mu jagleel ko COUD kese am na ci ñu nga xam ne xëy na dem ba di ci. mais dama ne scandale au cœur de la République. jël l'exemple du COUD. xam nga tuddul ka fa nekk léegi rek. dafa wane ne COUD lekkukaayu ñi fi jaaroon ñëpp la. ci Abdou Diouf ci Abdoulaye Wade ci ñëpp lekkukaay la. seeni gars yi lañ fay teg ñuy def loo xam ne lii lu jéggi dayoo lay doon comme kii ñoom ñëpp mais nag kii dafa xaw a jéggi dayoo. muy Cheikh Oumar. ba dafa xaw a jéggi dayoo ba ña fa nekk ñoo dénoncé xam nga OFNAC ni muy doxee ñu bari dañ ko du xam. ña fa nekk ñoo dénoncé bind président OFNAC. waa COUD ci boppam ñoo bind OFNAC ngir ñu xool ko. ñu ne lii kat dox na fi léegi fi am jaaduwul loolu boo amee da koy jox ñu ko war ñu seet ko buñ ko seetee muy la yoonu maanaam mu jël ordre de mission de créer commission ñeenti nit ak chef kii ba mi ngi tudd Papa Ibra Kébé. ñu jàpp ne tubaab la. loolu danañ càgg. loolu da lay woon ni ñu dem seet ba ñu seetee li leen gën a jaaxal maanaam bu ñu doon seet benn gis nañ fukk def nañ fukk mu wax ndaw si ne ko man nun de am na nu jaaxte parce que nun de lañ nu ne woon moo fi ne njombe ya fi ne woon li nu fi gise ko raw fopp mu ne leen yem leen ci li nga xam ni moom la ñu dénoncé woon bu nu paree ma def ñaari ordre de mission ngeen dellu foofu la lépp yàqoo parce que waa ji xam na ni li tubaab naan les carottes étaient cuites mu dem a dem ba buñ ko convoqué sax mu lànk du ñëw ñi ko wër buñ leen ko woo war a leen laaj mu ne ku dem ma dàq la boole ci kooku ngay wax te di wax dëgg la di ko woo di ko saagal lu ko yu mu koy kut amut. Cheikh Oumar Pape Ibra kan moom Pape Ibra Kébé lu mu ko yëkkul Pape Ibra Kébé xanaa xamoo ne man président man xaritam laa xanaa xamoo ne xaritu ministre de l'intérieur Abdoulaye Daouda Diallo nag mais da koo xasa yemu ca bu ma ko waxee rek nit ñi ne moo di day wax mais da koo bindu bataaxal lu mu ko ci yëkkul amul waa ji gis boppam tontu lu xaw a weex soxna seeni ko déet bul def nii tontu ko technique tontul wax la fa yóbbu woon ak la nga def rek dégg nga mu def noonu ba mbir ma demee noonu ñu koy xas di ko menacer kenn nangootu la ñëw ña ca des nangootu ñëw kenn mu ne gis boppam ne mii réew ce n'est pas un pays sérieux kenn mënu fee liggéey parce que dafa def sacrifice pour ñëw fii ji nga fa mu nekkoon professeur bu mag la woon auditeur de talent expert en enquête expert mais c'est extraordinaire ba Nafi Ngom Keïta bañ ko nommé mu créer un département enquête ak vérification def terme de référence jox ko benn cabinet pour ñu tànnal ko nit ñooña ñoo ko joxoñ Ibra Kébé Pape Ibra mu ñëw fi dama ne bu fekkonte ni bi ñett lay fayu booba benn lañu ko fay fii mais mu ne sama réew lay liggéeyal waaye ñëw loola fekk la ña lay saaga guddeeg bëccëg di la menacer di la même bay menacer de mort mbir mais mu xëy démissionné dellu xam ne ko mais ginnaaw bu mu démissionné tey COUD lan ngeen jàpp ne moom la fa Cheikh Oumar Anne def lu rëy loo xam ne askan war na ko mën a yëg wala yow parce que bindoo livre bi mais rapport yi nga xam ne ci nga sukkandiku jamono ji ndax tey livre bi Pape Alé Niang moo ko bind mais dàqoo ne itam ay njombe am na ca COUD
waaw waaye nag am na loo xam ne war nañu ko wax Sénégalais yi. parce que Boun Abdallah Dionne moomu. moo taxaw ne Nafi Ngom Keïta daa dem ba France mu jël foofu tubaab. indi ko moo ko bindal rapport bi. te kii muy wax Papa Ibra Kébé la tudd jànge Kaffrine gii ensuite lycée Ablaye Niass dem Strasbourg jànge fa daje fa ki naan ot xaw ma nan nangam ot ministre nangam Mamadou Hott ba ñamee maîtrise moo koo ko jóge fa moom nu mu tudd ci mu continuer def fa ñaari troisième cycle jóge fa dem aussi université Paris Dauphine ou quelque chose comme ça def fa thèse ji nga ba muy présenté thèse bi Dionne mi fekk na ko. ma nga woon ca thèse ba moom Dionne nga ca thèse ba Boun Abdallah Dionne. Abdallah Dionne ñoom relation yu wér a wér xaw ma jot gi na la ko ma mayoon déet waaye bu la ko jot gi mayoon sax naa la ci wax loo xam ne lii buñ ne la kii moo ko wax da ngay génn ci moom. waaw est-ce que jàppee ko tubaab xëy na mën na xam ne du tubaab ci der ak yooyu mais ku nga xam ne dafa nekkoon biti réew yàgg fa lool xëy rek ñu importé ko ñëw xëy na. waaw mu wax ko ne kii ñëw kat sénégalais la waaye am na mais jàpp ma ni xam nga kooku mëni su ko waxal ab li ma ko xam ji nga ab taalibe la di bo diine boo xam ne diine kenn moo yàllaa ko rek waaye ci li ma jàpp am ngor bëgg nit tuwarkal man dama ko def xarit ndax jikko ju rafet am na këram fii gennam kër gu Mbuur genn kër gu màgg nga Touba fa la yaayam nekk ak i sëram ak yooyu sénégalais authentique taalibe bu baax a baax a wax mën a jàng bëgg liggéeyalum réewam mu ne mu tudd ko tubaab xam nga bu yàggee la mu def EDF sax liggéey na fa lu mat juróom-benn at xam nga lu mel noonu nationalité française da lay yomb am na nationalité mais premier directeur de cabinet bi Macky Sall jël fu mu ko jële nañ ko wax kan si xaw ma Abdou Aziz Mbaye xaw ma ku ko gën a voilà donc woona loolu parce que Sénégal yi fu ñu dégg ko xam mooy kan woona Pape Ibra Kébé ne ko waaye bi yëf yi commencé bay tàng waaye seen kee lu xew fee kuddugee dafa mel ni yëf yi kiiwul mais nee na moom nee na ma ne ko daal da nga koy wax présidente mu ne ko man yow laa xam yow laa koy laaj ma Pape Ibra indil ko document yi ñu jot a jël yëpp wan ko moom moom Boun Abdallah Dionne way lii dem leen continuer seen liggéey lii danaa ko président de la république gannaaw gi nga ne ab tubaab la jëlee indi fii moom Abdoulaye Dionne moo def moo tax fu ma toll maa ngi sant yàlla ba mu ma dugalul benn yoon ci nguur parce que nguur damaa defe ne day jaxase xelum nit loolu lu ma ta wax la li nga wax nag ci coude la fa benn li ma la ci exemple rek mooy lenn loo xam ne lii aussi lu Sénégalais yi war a xam la keroog 31 décembre 2019 mooy bis bi mujj ci atum 2019 président day jàkkaarloo xeet bi waxtaan ak ñoom ba mu pare mu dajeeg yéen kii journaliste ñu koy laaj bañ ko laajee yooyu dane OFNAC dafa topp loo xam yoonam nekku ci parce que lañ fa dépensé keroog bu ma fa demee parce que dafa faa demoon day inaugurer ay infrastructure yooyu ñu ne dépensé nañ fa 89 millions mu ne loola du woon seen kii parce que c'était l'affaire du conseil d'administration c'est le président qui dit ça or c'est grave 89 millions yooyee deniers publics la sunu ñaqale ci budget bi lañ ko jëlee maanaam li naan opportunité de la dépense est-ce que fañ ko dugal fa lañ ko war a dugal loolu lu ñu war a seet ensuite boo jëndee dara kay wax dëgg yàlla jënd naa war ngaa wane li tax nga jënd ko. ay costume ak yooyu. ay mën nañ koo gis. téeméeri costume téeméeri cravate téeméeri daal pour ay xale ak xale yu jigéen aussi ñu solal leen ñu ne pour ñu dañuy tertu kii nu mu tudd mënuñu laa wan fañ ko jënde mënuñu laa wan fañ ko fay te ba film ba génnee bañ ko visionné gisoo ca benn xale bu solu costume wala benn xale bu jigéen bu nekk hôtesse. ban kii la woon mooy ba fa président demee en 2014. ñu kayaasee cortège ba. waaw voilà mu ngoog donc loolu ba pare mu ne d'ailleurs
moom sax dégluwuñ ko maanaam waaye du kur ji on l'a pas entendu le président qui dit ça gis nga dañu koo déglu ba mu xam ne caafa ngi xam mu daw nangootut lànk te kooku def ko devant l'OFNAC sanction bi ñu la war a sanctionner dafa grave présidente bi bind président di wax ko il n'a pas levé le plus petit doigt dara defu ko ca. mais sëñ Bassirou Gueye itam loolu la wax ne enquête à charge la. waaw déglu rek loolu laa lay wax ñu ne amul rapport contradictoire xam nga Abdoulaye Wade ñoom ñu koy wax ñoo ko tey war nañoo xam loi OFNAC lu mu prévoir xam nga mission bu ñu ñëw dañuy ñëw ak seeni kayit ay question la ñuy ñëw yow Issa nee nañ def nga nangam def nga nangam jox ko teg la ko nga bind nangam ñu liir yaa wax lii mu ne maa wax lii deuxième question nangam ñetteelu laaj nangam léeg-léeg benn laaj bi sax dañ la ko posé waat beneen pour seet dañuy dem ba won ne kii li muy wax ay waxi kasaw ay ba sësal ba nga sës bu jeexee li nga tontu lépp la ñuy def ci benn procès verbal ñu jàng ko d'accord nga ci ne yaay wax lii nga ne waaw nga bind sa tur def date bi signé loolooy procès verbal buñ ko ci keneen noonu la ñuy def keneen noonu la ñuy def keneen bu paree ñu boole lépp muy dossier ba ñu jébbal ko présidente bi xool jox ko vice présidente am ba fa nekkoon vice président ku am xam-xam mu xool delloo ko mu jox ko comité de lecture ñu lire bu ñu paree OFNAC mu jéggal ma loolu mën naa expliquer nit ñi dégg ko président de day nommé 12 membres fukk ak ñaar moo leen di nommé ñooy conseil li ñu naan assemblée générale bu ñu àggee foofa ku ne dañu la jox dossier bon nag lépp ñu xool def assemblée générale délibérative ku ne loo ci xam Issa loo ci xam nangam bu majorité bi d'accord ne lii njombe yi garaaw na garaaw goo xam ne gi dañoo war a def dossier yóbbate ko ci procureur ñu def ab procès verbal ñoom ñëpp signé ko fab dossier ba déposé ko loxoy procureur du jaar sax ci président de la République waaw loolu lu ci tubaab ak keneen wuti. rapport Nafi Ngom Keïta bi fan la demoon kon. rapport Nafi Ngom Keïta waaw loolu it nit ñi dañu xaw a jaawale dafa am rapport d'activité OFNAC at mu jot loi bi dafa ne OFNAC dañoo war a génne benn rapport d'activité bu wane lañ def ci at mi lépp ñu def ko ca dégg nga dem présenter ko président ba pare rendre ko public ba pare fésal ko loolu c'est rapport d'activité bokkul ak à la suite d'une enquête ñu def un dossier contre quelqu'un pour malversation supposée waaw ke dossier la kii rapport bi mu bëggoon a déposer rapport bi nag li ñu naan résumé dana laal ca ya mu def dana ne cour nangam d'ailleurs def nañ contre poste nangam def na alors yooya indi jafe-jafe ba mu xamee ne en plus du rapport am na dossier bu ñu def contre Cheikh Anne contre beneen xaritam bi nekkoon poste ñu naan ko nangam Siré Dia et cetera foofu la affaire caafe ko commencé xam nanguwu ko recevoir pour mu présenter ko rapport bi dañoo lànk newuñu jot boobu kii directeur de cabinet boobu mooy directeur Oumar Youm président agendam mënu ko permettre muy recevoir lu mat ñetti semaine ñeent ñu teg cay fan mu recevoir rapport présidente du conseil économique social et environnemental ñu teg cay fan mu recevoir rapport présidente au conseil pour le dialogue social xaw ma Innocence Tam Ndiaye te nee na fi mënuñu ko recevoir parce que amuñu jot alors 2 étapes le rapport est présenté au président il est ensuite rendu public comme elle n'arrive pas à présenter ça au président mais elle l'a rendu public sa morom yi loolu lañ ko yàq xamuñu kenn xamul waaw elle a dépassé nangam ñu ci xamul dara nanguwu ko c'est une première étape léegi moom fésal na ko du dëgg
rapport boobu bokkul ak nag dossier bi ñuy def à la suite d'une dénonciation wala d'une plainte. mais plainte yi nga xam ne itam moo ciy jëbaat ndaxte ginnaaw publication livre bi dégg nañ plainte contre Pape Alé Niang plainte contre Nafi Ngom Keïta est-ce que tey itam Cheikh Oumar Anne du am maanaam lu nga xam ne yoon moom la ko may ngir mu dem porter ci plainte comme moom lañ tax waxi kasaw moo la gën a xam ni yoon mayu ko dara ma ni doonaa ko waxaat ko su ma doon mbokkam wala may xaritam wala may sëriñam danaa ne ko nan noppi moom ci boppam nan noppi la mu def xam nga li tax ñu arrêté ko Khalifa Sall mii caisse d'avance bi 30 millions la par mois te ñëpp xam nañu ko dañ ko daan kii ni ko ak ay morom daan defee 30 millions fee xam nga caisse d'avance ga ñaata la fukki fan yu ne 150 millions weer wi di 450 millions pour ñu koy jënd rek kiy légumes. mais coût lam ko fay itam bari na. parce que centre des œuvres universitaires de Dakar moom bëri na ay université bari na ba ngay jënd kilo ñebbe juróom-ñeenti téeméer ak boo liiree livre bi da nga ci gis yoo xam ni yii mais dafa jéggi dayoo mais moom dafa xam ni dañ ko protéger dañ ko làq président de la da koo làq ak ñoo xam ni duma leen tudd dafa am ñu ko làq moo tax lu ko neex de li ngay naan plainte waaw dossier ba ma nga ca procureur de la république li gën a gaaw na ko procureur de la république traité joxe ko juge ñu traduire Pape devant le tribunal bu kee ñu tëj ko 3 ans 4 ans nangam ab avocat am laajte amende nangam million mbir ma jeex luy plainte lu ci wuti kon daal du dem fenn bi ci gën a ridicule mooy ne day plainte Nafi Ngom Keïta nee na Nafi Ngom Keïta Nafi Ngom Keïta xamul kuy Cheikh Oumar Anne mosu ñëw tase mosu ñëw gisee bu ñu de moom demut kii nu mu tuddatiwul elle est la présidente de l'OFNAC xam nga gis nga li ñu tuddee nangam de jury privilège de juridiction ñoom inspecteurs généraux d'État bu ñu defee njaaxum nga gënoon a rëy benn kii rek moo leen mën a juger mooy Cour suprême ku mel ne Cheikh Anne nan lay porter plainte Nafi Ngom Keïta xam nga xamatu lu ko të lu ko neex def parce que am nañu ko làq. lu waral ñu làq ko moom. lu nee na xaritu mu tudd la et puis APR d'abord APR la responsable njum APR. ma yokkal la ci dans la ca beneen ci benn arrêté recruté na ci ñeent fukki xale ñeenti téeméer dans la ci joxe ñeenti téeméer. benn arrêté 400 seen journaliste ko bind 150 yi ñi ngi dëkkam njum le 30 octobre 2014 lañ jël service benn arrêté kooku li mu ne am na chauffeur bu ñu fa doon utiliser temporaire mu dee ñu ne kii daal comme temporaire la woon nan jël jabar ji ñu jël jabar ji di ko fay maanaam 250 000 ci kayit yi ba enquête ba ñëwee ba ñu woo ndaw si bañ ko laajee lam leen wax moom lañ ko mutul sax xaaju 250 000 xam nga li ma la wax xam nga loolu ni mu sewee ak yoo xam ni boo ko boolee mara day tali mais dara du ko ci fekk parce que APR la Macky làq na ko contrairement à ce qu'il avait promis du làq kenn day wax rek day làqi nit. mais tey yeneen dossiers yu nga xam ne gis nañ ko sax ñu jàll ci ndax temps bi mi ngi daw bu baax a baax mu di rapport Cour des comptes bi nga ko gisee est-ce que doon na lu la bett rawatina direction yi ñu wax ne moom lañ épinglé yëpp. xam nga moom Issa foofu li ma lay tontu boo tul dans le décevoir xam nga bi ma ko déggee kiiwuma sax yëngaluma juróom-ñaari ñetti rapport yi Cour des comptes ñu dut ci baaraam juróom-ñaari direction mu ne waaw léegi day def commission d'évaluation boo xam ne dañuy évaluer rapport yi ma ni Macky Sall wégul si waa Sénégal xam nga dafa wégunu lu tax tegu am na sama kii mu mujj bi dama président politicien quand cesserez-vous de nous prendre pour des moins que rien waaw ay rapport ñëw nga ne
dañ koy évaluer te ñaar fukki rapport yi OFNAC ñi ngi ci table procureur nee nañu lu mat juróom fukki rapport CENTIF ma nga ca bureau procureur ak moom rapport yamu ne da cee teg càmmoñam moo ko wax boppam. Si je n'avais pas mis mon coude sur de nombreux dossiers beaucoup de gens iraient en prison mu indi coow mu ne non ma ko loolu man kii rek laa wax doomi Ablaye Wade jigéen ji. Sindiély rek laa wax parce que mënumaa tëj rakk ji tëj mag ji waaw rakk ji ak mag ji bu ñu dee sàcc nag waaw yooya rapport yu bari nga xam ne boo ko boolee mën na 200 rapport wala mu ko ëpp traité wuñ ci benn mu ñu naan dañuy def évaluer pour traiter rapport yi. mais tey est-ce que du benn faiblesse amul ci rapport yi nga xam ne moom lañ ko war a présenter yëpp maanaam fan la mbir mi di bañee est-ce que du wàllum communication itam. waaw bala nga xam ne am na faiblesse. xanaa da nga koy laal. ñaar fukki rapport OFNAC ya nekk ci table procureur bala moo xam ne faible na xanaa da ko laal buñ jot nee na rapport OFNAC bi c'est un xaw ma nu mu ko waxee. fromage hollandais ou quelque chose comme ça. qui compte plus de trucs que waaw bu dee loolu mais yomb na nañ traduire kii bi devant la justice pourquoi defuñu ko bala nga xam rapport faible na wala faible mais nañ leen traité mais yii ma nga ca table yii ma nga ca table yi procureur kenn laalu leen. est-ce que tey askan bi ñi ngi yëg réellement li nekk ci rapport yooyu nga xam ne à chaque fois ñi ngi koy war a def ngir jébbal ko ñi nga xam ne ñoo ci war a jot. est-ce que ñi ngi koy yëg askan bi xam nañ réellement li nga xam ne mooy nekk ci rapport yi ndax li ñu wax nii c'est grave quand même. waaw xam nga man sonn naa sax ci wax ci li tax ma ñëw may woo mooy askan bi am na lu bëree bëri duñ ko xam du askan bi rek même am na ñu ne Sénégal gi seen yoon nekkul ci yooyu duñ ko toppatoo. mais giñ naa ni bu nu nekkoon ci réew moo xam ni ak njiit yoo xam ne mat nañ njiit jub nañu sàmm nañu alal réew mi ak ñi doxal yoon ñoo xam ne ñoo moom seen bopp ak xeet woo xam ne xam nañ lañ bëgg xam nañ xàmmee mais Issa loolu boo moon Sénégal ayam ji nga rapport Cour des comptes bii ñiñ jot a seet bu ñu seetoon ñaar fukk fekk fa lu raw loolu bu ñu seetoon fanweer fekk fa lu mel noonu. kon da nga jàpp ne direction yëpp am ay mbuxum. mais xam nga lu tax loo mën a def dara du la ca fekk koo gisee kon mu sanctionné fi ku dul Karim Wade ak Khalifa Sall ñi bokk ci moom kan la fi sanctionné gu te li ñu def ci njaaxum kenn xamul nu mu toll rapport ya la ca nekk kenn xamul nu mu toll waaye doo ko mën a nee nañ rapport dafa faible mais rapport bu faible wane ko demal traité ko mais il ne traite pas les rapports dañuy wax rek la mu waxoon la defut dafa noonu bu ma ñëwee kuréel yi nga xam ne ñooy saytu réew mi niñ ko yore daan leen dooleel te guerre dana fi jóge wala bu fi jóge dana kii ñu jox la dénk la réew mi nga jël ko kooku dootuñu ko nangu alors réew mi kenn du ko akimoo te yéen ñi ànd ak man nag yéen lay wax man duma làq kenn tey kuréel yi saytu ni ñuy doxale réew mi yëpp nërmal na leen li ñu def ci rapport ma nga fële kenn lalu ko dama ne ñi wër Macky Sall lu leen neex def xam nañ ne dara lu nit fekk parce que foofu lay dëggal Sénégal li fi manqué dafa am solo muy lan sanction nga def loo warul a def ñu rëq sa ndigg jaarale ci yoon. ba rëq ndigg gi du am après pouvoir. du am après pouvoir buñ fi jógee. waaw dégg rek moo loolu xam nga boo ko defee ñett ni ñeenti nit ña ca des nañ xaw a ragal waaye bu nit defee ndax mun nga bàyyi ña ca xam dara du leen ca fekk man mii lire rapport yi day wala te dañu wax rapport public sur l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes lu mat 2015 2016 2017 2018 2019 ba tey génn ñu ngi fii ci IGE. mais lan moo waral déjà rapport yi tardé ndaxte xëy na. yenn yi waral na du tardé c'est le choix du président de la République. kon kay mën nañ ko bañ a génne bu demee ba moom am pouvoir ñuy. tardé leen rapport yi yeneen yi. dama ne la 2016 2017 2010 2019 génnuñu IGE te at mu jot dañoo war a génn
loolu la bëgg wax ñi yor ndomboy tànk di doxal lu leen neex def parce que amul sanction duñ leen teg ci yoon. kon lan la corps de contrôle di jëriñ est-ce que waruñu leen. wala di waaw nit ñaa ngi naan corps de contrôle lu muy jëriñ parce que cour des comptes nangam de contrôle inspection générale des finances inspection générale de l'éducation nangam et cetera nit ñaa ngi naan xaalis ba ñu fay fati xaalis bu bari lay doon. ana njëriñam amul ñu bari. yow lan nga jàpp ginnaaw liggéey nga ci ay weer ci OFNAC lan nga jàpp am nañ njëriñ war nañ leen fi mën a bàyyi wala ñu jëlee leen fi. li ma jàpp daal mooy. nañu def seen liggéey wala ñu meneen pexe. waaye dajale par exemple fu mel ni inspection générale d'État li tax ngeen xam ne Sénégal war nañu am loolu. xam nga inspection générale d'État pour nga ma soo dugg concours bu méttee métti lay doon léeg-léeg duñ kenn du admis léeg-léeg kenn léeg-léeg ñaar waaye loi bi jox na exceptionnellement président de la République moom lañ tudd tour extérieur mu nommé keneen par décret mais à titre exceptionnel compte tenu du nombre d'inspecteurs généraux en service là-bas besoin dafay am mais depuis 2013 concours amul il ne fait que nommer des amis. 2013 ba léegi dañuy nommer rek dafay nekk. loolu na ko nit ñi xam ba léegi kooku nga xam na jubalul Macky Sall wégul réew mi parce que lam nu waxoon ak li muy def dafa mel ni yàlla ak yàlli Macky Sall sàmmul kàddoom Macky Sall tegunu fenn te nun noo ko nangu. loolu ñu gis loo xam ne am na fii mu di ay jàpp kenn koo xam ne jamono ji mi ngi ci kaso gi ba léegi mu di Guy Marius Sagna demoon ca buntu palais de la République doon fa manifester te mujjantal ga ñu teg ko loxo mais ba léegi dafa mel ni mbir yi en tout cas nguur gi deltu ci ginnaaw ci xeex bi nga xam ne itam moom la waa ñenn ci kuréel yi di ci xeex ku ci mel ni ñoo lànk ak yooyu mbir yi Guy Marius Sagna naka nga ko gisee en tant qu'observateur. waaw li may tontu say morom rek laay tontu. boo ma laajee loo xalaat ci noo lànk ak loo xalaat ci nangam man sama xalaat passé na foofu ji nga problème Sénégal du Guy Marius Sagna ak fukki nit ak téeméeri nit ak ñaari téeméeri nit ñoo koy réglé ji nga Sénégal xeet wee war a jóg def naan manifester jóg mën nga manifester mën nañoo manifester nañu jóg bu ñu inscrire nañ ñu ngi bindu carte nañ dem bindu bu ñu jëli carte nañ jël seen carte nañu déglu xam 1962 ba fi Mamadou Dia jógee ba tey ñi fi nekk même doxalin lañu doxalin bu salte la ñuy doxal. finalement alal réew mi rek la ñuy saaxee ta làmb nañ fi baaxut làmb mais nañ làmb feneen. feneen mooy fan. li ma la bëgg a wax mooy man de ci sama bopp bu ma doon Sénégal képp ku laal ci nguur gi nga xam ne commencé woon na 1962 ba fii nu ne. ku ca amoon responsable ñu joxe ndomba tànk bu ma doon Sénégal du ma def président de mukk ci àddina. ñàkk yoon ndomba tànk saxut a jub. déglul Macky Sall bu fi jóge woon ñu indi keneen koo xam ne ci ñoom la nii Macky Sall di doxale rek lay doxale na Ablaye Wade di doxale rek lay doxale mais Sénégal fukki nit boo waxee ñu ni ñëpp a yem ñëpp a yem mooy ñi fi nekk nañu def bàyyi mais loolu waxi kaso la. kenn nga ci bëgg a seppi kon Sonko nga ci bëgg a seppi déglu moo la fukki million ak juróom-benn ñëpp mën nañoo bon loolu yenn maanaam. ci opposition bi instant bi kenn nga ci bëgg a seppi. déglu ma dama ne. ñi ma gis man de gisatuma opposition d'ailleurs parce que man dégguma moom laa dégg muy wax. muy kan muy Sonko moom laa dégg muy wax di dem assemblée nationale di wax discours bi mën a dégg xale laa man ci sama bopp. xale bu am xam-xam la waaw dafa am fu mu jaar bu am xam-xam la liñ naan nangam fiscal lu jëm ci impôt dara réeru ko ci procédure budgétaire dara réeru ko ci il a fait 15 ans d'administration ku am xam-xam la ku ko mën a wax la ku ko am fitu wax ko la. wóolu nga ko. man de ba may gis leneen bu ndàggee 2024 te soppikuwul moom dara au contraire lii mu ci kanam la jëm boobaa danaa ko jàpp te danaa ko jàppale te commencé sax tey. jàppale woo ko avant loolu avant annonce bi même parce que ñu bëree bëri ñu ngi lay taxé en tout cas que ni Ousmane Sonko mi ngi ci sa ginnaaw yenn ci ay infos. mi ngi sama ginnaaw mooy lan. moom nga àndal. ah waaw kay déet bokkut parce que mi ngi si gannaaw ak moom nga àndal kat bokkut moom laa wateel manifestation bu mu def
bu ma fekkee bu ma ko sama yaram mayee danaa dem. kon partisan bu Pastef nga daal. Pastef nga bokk de du ma man passé naa fu may nekk ci parti waaw mais moom gis naa ci moom jikko yoo xam ne yi bu continuer jikko yooyu ba 2024 moo am 50 ans ku ko jox réew mi jàpp naa ni ñii ni muy doxale duñ ko doxale. président Macky Sall moo ne taxawaay bu rafet la amoon ci jamono ya nga xam ne moom la nekkoon ci opposition bi ñenn ñu ci bari sax moom rek lañ ci mënoon a seppi ne moo ko war a mën a. jiite en 2012. bokkuñu juróom-ñetti at nekk na ko ci mal gouvernance Macky Sall man damay liiri texte waaw li mu juróom-ñetti at nekk na Ablaye Wade di ko nàmpal mu fer jël ci jikko yu baaxut di ko appliquer mënuma méngale Ousmane Sonko ak Macky Sall. est-ce que bu defee erreur moom mi nga xam ne nee nga moo ci xaw a tane mu di Ousmane Sonko di nga taxaw dénoncer ko comme ni nga koy defee. dégg nga li ma la wax. gis nga Ablaye Wade ñi ko fal ci la coalition alternance 2000 CA 2000 lu ma ca daju amul ñi ko fal ci laa bokk 3 mois 4 premiers mois yi j'ai commencé à l'encourager mais ba ñu demee 5 mois 6 mois 7 mois ma gis muy def loo xam ne li ma gën a kii mooy ña gënoon a kii ca parti socialiste ña ca gënoon a dëng gën a bon mu ñëw mu jël leen di leen joxe responsabilité ban àggee 10 mois laa xool bind ne man Mody Niang je prends mes distances par rapport à l'alternance et j'ai commencé à voilà. di ci bind. di bind ku def na ko sa dun wax ko. nguur ak Sonko du doon loo xam ne dañ koy jël aki moo ko. déglu ma la parce que tey gis nañu ay journalistes yoo xam ne en tout cas ñi ngi bind. bu ma wax loolu ma waxut. bu ma wax loolu ma waxut. Macky bi mu ñëwee ñaar fukki ministre juróom lay def noonu la defoon. ma ni c'est très bien def na ko. wàññi quelques agences ma ni c'est très bien nangam. waaye ñu dawal ñeent juróom yoon nga xam ni kii moo ko Ablaye Wade dañu fa Ablaye Wade jaaroon fa la jaar ma bind ne man seppi naa sama loxo Sonko mii nga xam ni dama ne la manees naa am yaakaar ci moom néewuma la nag du yàlla du yonent manees naa am yaakaar ci moom buñ ko joxoon réew mi mu def li wuuteeg la mu wax bu keroog yi mu dégg ma amul benn yàlla bu keroog bu ma narul dégg yàlla bu ma ko fekke am naa yaakaar ci moom yaakaar ji ma am ci moom buñ ko defoon président de mu tas ko mën na noppi bu boobaa yàlla moo ko fekk. kon ñu yónni yàgg ba xam ndax ay kàddu la yu nga xam ne en tout cas dinañ ko retenir bu baax a baax wàllum dialogue national bi jamono ji mi ngi am mais dafa mel ni xëy na xibaar bi jàllul bu baax parce que déggatuñ leen carrément. xam nga biñ ma dialogue Sénégal dañuy dama ne Macky Sall wégunu kooku dama koy wax toujours. dialogue national bi ay kasaw la te dara du fa génne loo xam ne njëriñu réew mi dana fi am. ñoom njëriñu réew mi la ñuy waxtaanee. waaye déglul wóorul la de déglul assise nationale pendant 1 an ça a regroupé des partis venant de partout liggéey ba ñu def ci assise nationale te mu signé ko ne dana appliquer les conclusions yi moom Macky Sall gis nga dama ne boo ko séddale woon ñeent liggéey booba benn seen dialogue national bi mënu koo def du dialogue ko dara xam nga lu tax ma wax la ko Macky Sall moo taxaw ne Ablaye Wade lii muy def dara baaxu ci bu ngeen ko fi jëlee man réew mi danaa ko teg ci yoon danaa nangam ñu jëlee ko fi jox ko 50 joxaat ko nangam mu ñëw waaye yow kay liggéey jox la budget liggéeyal ana lu muy jar na liggéey opposition dem nekk opposition. kon opposition ba fa dem loo leen di jàppee. man ñan la sax am na opposition foofu. am na opposition bu dem ngay ndaxte. Sonko lañ dégg ne demul en tout cas Idrissa Seck. ñan laa xam man gisuma de dégguma xaw ma leen de. ak ni opposition bi toll ñetti parti rek ñoo demul. man opposition gisatuma ko. Sénégal kon amul opposition. sama diggante ak sama borom lay wax. opposition kenn du la woo ci caaxaan ngay dem. parce que lee maa la ko wax dara du fa génne.
ñu jeexale sax ci lenn mënuñu cee ñàkk a wax ak lu mu ndaw ndaw mu di wàllum feebar bi nga xam ne sonal na réewum Chine ak ña nga xam ne ñoo fa nekk ginnaaw boo déggee ne fukki étudiant ak ñett ña nga fa ca Wuhan googu li nga xam ne fa la feebar bi dooree bari loolu ñu fa faat ak kàddu yi nga xam ne moom lañ ci étudiants yi yëkkati bëgg ñu indiwaat leen gouvernement bi réaction biñ ci amal noo ko gisee. waaw li mu wax ne gouvernement daal loolu amu ci pexe mënu ci dara xam nga loolu la wax. waaye ab lu toll ni gouvernement fukki nit ak ñett nekk Chine nga ni mënoo ca dara neexu la dégg man naa wax na dëgg nag waaye man de moo doon wax du ma wax dara na am ñi xale yi dañoo am ndey ak bàyyi naam sax leen lum la mbir mi de jafe na waaye dana defi pexe waaye na la leer ni bu doon jarbaatam wala muy jarbaatu Mariam Faye wala muy jarbaatu nangam wala muy jarbaatu ni mu jëli leen amul benn werante. da nga jàpp ne kon dañu faa seetaan daal. bu doon jarbaatu Marème Faye wala muy jarbaatam wala muy jarbaatu nangam wala muy jarbaatu nangam wala ak seen i bokki neen mu defi pexe jëli leen bu ma doon même bu jafee dana leen li ngeen nekk de metti na wax dëgg yàlla yombul nag waaye danaa ma def lu ma mën de pour jëli leen waaye nag néewuma leen danaa ko def part waaye nag lu ma mën danaa ko ci def man de bu doon loolu lay toon waaye mënuma ci dara dëddul doomam ak ki jarbaatam rek. ñi di ko jaajëfal bu baax doyen Mody Niang ñu bàyyi la nga tàggatoo ak ñi la doon déglu. waaw maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant sonnoon naa lool nag waaye mënuma leen koo bañal. mënul ñàkk te réew mi toll na foo xam ne fii it mëni su la noppi xam nga réew mi toog fi noppi ne miix sa kër rek loolu ak tooñ gu garaaw a garaaw la dégg nga tooñ ak langue de bois war a wax dara ñu naan samay bokki maa ñëw Macky Sall waroo ko Macky Sall du yàlla du yonent président de la République la ñu fab ko jox ko réew mi ci ay digg yu nu digge waaye war nañ ko mën a wekk nag quand même. war nañ ko mën a wekk nag benn respect bu nga xam ne war nañ ko mën a jox. na wekk boppam na wekk boppam wekk sa bopp xam nga mooy lan sàmm sa kàddu wekk sa bopp xam nga mooy lan yemale sa njaboot gépp wekk sa bopp xam nga mooy lan yoon wii nga bàyyi li ñu def seen liggéey waaw quand même jërëjëf waaw baax na ñu di ko jaajëfal bu baax doyen Mody Niang nekk jàngalekat bu à la traité nekk itam koo xam ne en tout cas yàgg nañ koy gis muy bind lool ci doxinu réew mi cant ak ngërëm ñeen na leen mbokk yi yéen itam ci topp geeg teewlu bi la voix des sans voix Walfadjri fileeg alxames ñu dig leen daje kon alxames bii di ñëw su waxtu wi ak beneen gan ci biir émission penco di jaajëfal ñi ci jàppoon ñëpp Moustapha Diop ci coordination bi El Hadj Youssoufa Diatta moo nekkoon ci sottandikukaay gi cant ak ngërëm ñeen na leen ba alxames ak jàmm incha allah jërë ngeen jëf